Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. DKR 221. asalaamaaleykum mbokk internet yu DKR 221 ginnaaw nuyoo bi nañu dikkati ci xibaar yi daal di wax jëme ci li nga xam ne moom moo di élection locale yi ñu dëgmal ndax jamono ji comme niñ koy waxee rek saa su ne bépp information boo mën a joxe bu laalu li nga xam ne ni moom moo di élection yi dina wax ci lu ko jege ndax rek fu ne la information di jóge di wàcc jëme ci boobule mbir waral na tamit ba diggante Ousmane Sonko ak Doudou Ka ca Casamance daal dinay metti lool ndax ku ne xam na ni yoon yi nga xam ne ni moom la Ousmane Sonko mujjee dem foofee ca Casamance di rek fiefam ngir daal di nag samp ndëndëm ca li nga xam ne moom moo di boppu mairie ba ngir daal di koy nangu ci Abdoulaye Baldé daal di cay toogee lu ni mel day jur saa su ne rek coow heure bu Ousmane Sonko duggee foofee rek di nga dégg jàppal bàyyil ci mbir mi waral na tamit ba rek niki rek fan yi ñu génn ku ne xam na ni bi Ousmane Sonko dee ñibbisiwaat fii ci Ndakaaru coow lu metti rek doxoon na ci seen diggante ñooñu ki nga xam ne moom moo di Doudou Ka ak ñooñu Ousmane Sonko ñu jàppante waaye tamit nag laata loolee sax ci ab caravane taxoon na rek ñu jàppante ca mbeddu Ziguinchor ya maanaam ca Casamance ba rek ay nit amati ci ay gaañu te du rek jiitu loolee amoon na ab xeex bu amoon ci demuk Ousmane Sonko gu njëkk ga ba it ay xeexu ñëw dikk ca ba rek ay gaañu daal di cay am ca nit ña fa nekkoon waral na tamit ba ñuy daal di nag am koo xam ne nii ñu ngi koy woowee Abdou Sané nag bu ñu ko mënee nag wax moom moo di ki nga xam ne moom moo di coordonnateur bu Pastef foofee ca Casamance di Ziguinchor moom nag dafa indi ay leeral yu rek yoo xam ne nii maanaam yu doy waar la ci ki nga xam ne nii moom moo di këru Ousmane Sonko foofee ca Casamance maanaam maison familiale am fa yaayam dëkk ak i sëram ak sax nag ay jegeñaaleem ak ay mbokkam foofee ñu dëkkee naka guddi gi nga xam ne ci la Ousmane Sonko daal di jógee foofee ngir rek dugg avion daal di wàcc fii ci Sénégal daal di wàcc fii ci Ndakaaru ci la nag juróom ci ay nervi daal di ñëw ca kër ga ngir rek daal di amal seenu forfait moom nag wi nga xam ne moom moo di Abdou Sané la mu xam ne du leen rek lu dul daal ñoom ba ñu yëgee ni li nga xam ne nii moom mooy juróom ci ay nervi yooyee nee na ay gros bras lañ yu toll na leen neex njool lool te am doole ñoo ñëwoon ngir attaquer si kër gi waaye itam mbir mi am fuite ñoom ñu xamal leen ne leen daal li ngeen gis ab attaque ci seenu kaw waral ba ñu teel a jóg daal di nag janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo doon ñëw di def ñaawteef yooyee ca kër ga ba ñu jógee nag ci la ñu taseek ñoom daanaka ñuy waaji egsi ci kër gi waaye itam nag ca lañ taseek ñoom xeex ak ñoom ba rek xaw leen a mën ba dàq leen waral tamit ba koñ bi ñëpp génnoon ngir rek jàpp ci lu ni mel waaye tamit nag nee na ba ñu dawee daal ñoom nervi yooyu ñëwoon di attaqué kër yaayu Ousmane Sonko nee na daal kenn lañ ca jàpp ka ca gënoon a njool gën ca am yaram biñ ko indee ci kër gi daal di koy làpp daal di koy nag poser ay question ci la xam ne rek ne am na daal ku ko yónni te it xaalis bu bari lañ ko fay ngir rek loolee mu bëggoon a ànd ak ay ñoñam ñëw def si ko ngir taal kër Ousmane Sonko waaye tam def fa naka sudul noonu nee na sax nag xaalis boobee li tax mu nangu ko ak def jëf ju ne mel dafa fekk ne rek dafa daal di xiif te it njabootam amul jamono ji lum leen jox ndaw la te amul xëy yor njabootam waral tamit ba muy dugg ci yu ni mel ngir rek mën a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di ak njabootam waaye tamit nag mu xam ne rek ne am na koo xam ne nii ab rek autorité bu màgg la fii ci Sénégal rawatina ca Casamance moom rek moom moo ko yónni te it ñoom biñ leen di commandité fekk na juróom ci ñoom fay nañ mu leen seenu xaalis ngir rek ñu ñëw amal la ñu bëgg ca bërëb ya waral na tamit ba mu cay yokku naan rek moom Abdou Sané di wax ne du tudd turu kenn nag koo xam ne ni moom moo def yooyu les commandité waaye tamit nag nee na daal
li nga xam ne nii moom mooy yaatal gi après dinañ ci xam dara ndax rek dañuy bàyyi yoon def liggéeyam te it nee na daal kookee nga xam ne moom moo di nervi boobu ñu jàppoon ñoom ba mu nag siggee dafa rek am téléphone bu mu yoroon mais téléphone boobu dafa mujjee tocc ba kenn du gis la ca biir waaye am na beneen deuxième téléphone bu nekkoon ci biir ay yéreem waral tamit ba téléphone boobu ba mu sonné ñoom ñoo yëkkati di xool ana kan moo koy woo nee na daal ki ko doon woo ku màgg la ci autorité ku it ñëpp xam la ci autorité te it koo xam ne ni bu ñu ko waxee turam li nga xam ne moom moo di loxo dina dar gémmiñ moom daal noonu la ko waxee te sax nag pour ñu am ci lu ci gën a yaatu gën cee leer dañu koy fas yéene rek teewlu moom mi nga xam ne moom moo di Abdou Sané ci micro wu ki nga xam ne moom moo di Pape Alé Niang ca Dakar Matin gi nga xam ne fa la ko woowoon gi rek taataan ay kàddu waaye te mu indi ay leeral ci mbir moomee ñu teewlu ko ci kàddu yi. ñi ngeek Abdou Sané moom mooy coordonnateur u Pastef sa Ziguinchor moom benn xibaar boo xam ne tey jii génn nañ ko ci presse bi ne dafa am ay sambabo yu duggoon ci kër yaayu Ousmane Sonko ca Ziguinchor est-ce que mën nañu nettali mbir yi nan la demee. voilà bi incident yi amee aéroport bëccëg la woon ba ñëpp ñibbi ñëpp defe ne léegi agression boo xam ne moom la Ousmane Sonko subiroon au niveau de l'aéroport jeex na. ku nekk reer dem tëdd diggante 1h du matin ak 2h du matin mu am benn commando boo xam ne c'est composé à peu près de 5 nervis ay ponkal ay gros bras donc ñooñu ñoo ñëwoon avec l'intention d'attaquer la maison familiale mooy këru ñoom Ousmane Sonko HLM Néma mais comme yàlla du seetaan yeneen affaires yi ñoom balaa ñuy egg foofu mu am fuite donc bu amee bi fuite bi amee nit ñi dem jël par anticipation seen motukaay. alors noonu la gars yi ñëwee fu ñuy commencé di attaquer rek ñu gis ni am na équipe de riposte am na sécurité bu fa nekk rek ñu lali mu nekk ay daxante léegi ci biir daxante yooyu parenthèse gars yi dañu mën a daw nag mu am seen ci ñoom koo xam ne ponkal la dafa njool ba pare jàpp kooku moom la gars yi jot a jàpp bi ñu ko jàppee indi ko kër ga def ko genre interrogatoire pour laaj ko lu tax mu ñëw kan moo ko fa yebal ci yan condition et cetera alors li gën a am solo joxe na tour commanditaire bi deuxièmement wax na ñaata la ñu ko fay pour mu mun a bokk ci commando bi et troisièmement joxe na justificatif bi pourquoi moom mu accepté loolu parce que daf ne moom amul liggéey te borom njaboot la te dafa doon wut simplement lu muy am pour pouvoir entretenir sa famille loolu moo indi mu accepté yooyu alors noonu la ko gars yi jàppee donc on était vers 2h du matin quartier bi yëpp jóg affaire bi jël beneen ampleur mais lu gën a am aussi beneen importance mooy beneen portable am boo au cours des échanges dafa tojoon ndeke dafa yoroon deuxième portable boobu à la surprise générale moo sonné bu mu sonné ñëpp bëgg a xam kan la ndekete c'était au responsable de la sécurité publique moo ko doon woo heure boobu léegi ci woote boobu fii ba ñëpp xam ni kan moo ko woo ci au responsable de la sécurité publique boobu noonu la policiers yi ñëwee ak DMF ñëw nangu ko ci loxo waa koj bi. waaw ci loolu est-ce que da ngeen ko laajee yéen wax nañ leen kan moo def mbir mi. joxe na tour bi mais man duma ci dugg pour le moment mais boo demoon te à Ziguinchor ku nekk xam na ko parce que c'est populaire mais man personnellement dama ci prononcer parce que bon joxe na tour bi devant tout le monde joxe na montant bu ñu ko jox aussi et wan na ni effectivement la mission consistait à venir et à brûler à raser tout maanaam Ousmane Sonko bu fa nekkoon il serait carrément purement et simplement assassiné voilà parce que gars yi dañu ñëwoon avec la volonté de tout raser et de tout détruire loolu mooy contrat boo xam ne moo leen tax a jóg ba ñu ñëw ci kër famille Ousmane Sonko alors que boobu fekkoon na Ousmane Sonko jël na avion ba ñibbi donc maire yi fa nekkoon ak rakkam yi ñoom ñoo waroon nekk les victimes parce que gars yi jaral na leen ñu lakk kër gi ñu toj kër gi wala ñu fusiller purement et simple ay ponkal nit la ñu et en groupe te xoolal heure bu ñu choisir diggante 1h ak 2h du matin nga xam ne heure boobu ñëppay nelaw. waaw est-ce que par rapport ak attaques yi nga xam ne Pastef mi ngi koy dund ci Ziguinchor yéen a ngi jël seen i matuwaay. waaye ñu ngi jël seen i matuwaay mais comme nekkul bagarre rangée ñun on est sur le qui-vive rek parce que lan la première fois contrairement lu presse bi di naan bagarre entre les partisans de Sonko et ceux de Doudou Ka c'est pas vrai Sonko moo doon dem pour wuyu waa UNACOIS ñu agressé ko deuxième bi aéroport lan la Sonko dafa doon préparé pour dem aéroport pour jël avion pour ñibbi Dakar foofu muy traversé am na foo xam ne foofu la ñuy contrôler di garantir les permis pour auto yi di jàll pour dugg aéroport ay xale Doudou Ka jël seeni xeer sànni ci kaw auto bi mooy deuxième agression troisième bi ay nit dem 1h du matin 2h du matin dem pour songu këram te yàlla def ñu jàpp nit ñooñu ba ñooñu nettali nañu tout lépp la ñu wax police bu muy ñëw fekk ñu foofu
ñoom ñëpp xam nañu ni affaire yi yëpp leer na tout est très clair avant ñuy yóbbu xale bi te xale boobu pour sa information ñun bu ñuy def suñu meeting moom bokk na ci ñun ñu jëloon sax pour renforcer suñu sécurité parce que ñoom loolu seen liggéey la c'est pas des moom du militant ku ko fay rek mun na la liggéey la lu mu la sant ñun keroog bu ñuy am meeting jëloon nañu ko pour mu bokk ci sécurité bu war a assurer suñu meeting yi gis nga li yàlla di def léegi moom moo retourné waat kéem aussi pour jaay beneen service à d'autres bii yoon te pour encore attaquer koo xam ne 24 heures auparavant ñu ngi ko doon assurer sécurité ci meeting doy na waar. Abdou Sané maa ngi lay sant di la gërëm ma fàttali ne yow yaay coordonnateur u Pastef à Ziguinchor merci. merci maa ngi lay gërëm. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. DKR 221